Souleymane ñu ngi taxaw ak Souleymane jóge nañu Cambérène ñu ngi fii Yoff te boo nee Yoff rek xel yëpp dem ci Seydina Limamou Al Muntazar fii nag ñu nekk ak waa jeunesse yi nga xamante ni ñooy vision 129 ñi nga xamante ni nag bu laayeen yi wootee rek ku ko seetaan télé rek sa xol day seet ci wàllu organisation ci wàllu protocole ci wàllu lépp daal macha allah ba yow da ngay kontaan te jeunes yooyu nag la ñu taxawal tey te xam ngeen ni ñoom rek ñoo fi am benn woote boo xam ni mooy journée bi nga xam ni ay jeunesse rek la te ki ko fi defoon di Chérif Ousseynou Laye moo ko fi defoon saxal ci ñoom di encourager jeunes yi di leen encadrer ba tey nag même jeune ngay waxal ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk vision 129 nekk ñu jàmbaar ñu leen di wax rek ni wàllu ren lan ngeen indi ci wàllu yu bees te comme macha allah ay jàmbaar ngeen si léegi nga leeral ñu foofu tuuti ci am. gërëm taxawu Sénégal si déplacement bi ngeen def ngir ñëw waxtaane yi nga xam ne mooy woote Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam ñun de ñenn ci ñiy taxawee bés boobu lañ muy vision 129 mu nekk njabootu Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam ndax lii ci ëpp ay sëtam la te bu ñu àggee sax peut-être ci historique bi peut-être dinaa si am tuuti lu ma si sox waaye ren ji taxawaay yi nga xamante ne daal moom la ñu def yokk nañ ci activité sociale ndax boo xoolee ñun am na dëgmal bi la nga xamante ne mooy journée de nettoyage yi ñuy defe ko Yoff def ko Cambérène def ko Ngor def ko kër Xalif def ko ak ci këri rakkam dëkk bi yëpp tam dañuy dugg ci quartier yi les rues de Yoff waajal bés bi ànd si ak suñuy partenaire ak waa Yoff ak ahlu bayti bi yëpp seetal ko beneen bi mooy bi nga xamante ne mooy jàppale suñu biir muy activité sociale bi nga xamante ne tey ay dons la ñuy jox les nombres de familles l'année dernière on avait fait 560 familles cette année-ci dinañ nar a def 1200 familles yoo xamante ne dinañ am seen pack de riz et d'huile yoo xamante ne dinañ leen ci mën a barkeeloo ci bés ne xam nañ ne loolu du couvrir normalement lépp li war ci ñoom waaye ab jàppale la ak yëg la boo xamante ne vision 129 loolu ci taxawaay loolu daal beneen aspect bi mooy bi nga xamante ne nag mooy aspect protocole accueil et sécurité loolu ku xam ne sëriñ si seen ñëw seen déplacement dalal gan ñi orienté gan ñi yooyu noonu yëpp bokk na ci li nga xamante ne vision 129 ñoom tàggat nañ leen ci depuis xale ba nga xamante ne dinañu def liggéey bu mel noonu donc loolu daal mooy ñetti axe yi nga xamante ne ren jii moom la ñu taxawee mooy bu njëkk bi nettoyage bi ñaareel bi nga xamante ne mooy bitu action sociale yi ñetteel bi mooy bi nga xamante ne tey liggéey protocole sécurité ak orientation et accueil waaw boobu daal mooy yi nga xamante ne tey ren jii noonu lañ taxawee noonu lañ nar a yeggalee appel bi waaw. macha allah am na solo loo gis rek bu setulee rek mooy amul njëriñ te set moom ci l'islam la bokk ci wàllu li ngeen di dundal kii aide yi ngeen di joxe ceeb yeeg dëwlin yi nga xool ñu bëri duñ koy def mais lan moo leen poussé ba ngeen def ko tey am na ñoo xamante ni soxla nañ ko mënuñu koo am na ñoo xam ne buñ koy joxe dañuy xool borom daraja yi borom mbubb yu rëy ñu jox leen ko mais ngeen xool yéen ñi nga xamante ni ñoom ñu ko yelloo ngeen dem jox leen ko boobu mooy première question bi deuxième bi mooy lan moo tax vision bi lan moo ko tax a jóg ak lu tax yéen ñi nga xam ni ay doomu soxna ngeen war a def comme ñeneen ñi sol seen i jasneer rek seen yëpp mais ngeen bàyyi lépp ñëw tarbiyu si lan moo indi loolu. waaw sa ñaari question yi man damay jëkkee bi nga mujjee laay njëkke lu waral vision 129 vision 129 boo xoolee mooy gis-gisu 129 ñaar la ñu boole muy 63 ak 66 boo xoolee mooy mission wu démb ak mission wu tey mooy constitué 129
ñeneen ñi jàng nag mën nañ si gisaat beneen mbóot bu si nekk sax mais tur boobu mu ngi tàbbee ci daje bi ñu dajale ahlu bayti bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu yaatu te xale yi xamanteew ñu woon ñoom nag ci coobare mag ñi ñu daje di xàmmeewuñ ko te di dem ay tour di waxtaan ci seen biir loolu moo taxawal vision 129 ba ñu demee nag 2008 la ñu ko créé ba ak si 2018 si la ñu fekk def nañ seen 10 ans d'activité ñu ne mbir mi de faw ñu gën ko yaatal si la suñu classe yi nga xamante ne ñu ngi dëkk Yoff bokk naam si Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ndax maam Kumba Ndooy ak maam Gorgui Ndooy si maam Gorgui Ndooy laa jóge ñu yaatal boole ci ñëpp ñoo nga xamante ne tey jii liggéeyal diine ji soxla na leen ñu ne leen kaay leen ñu ànd liggéeyal suñu maam si la ñu yaatal ndëkk suñu classe si lañ dugg nekk président stratégie et développement bu vision 129 et il y a d'autres membres yoo xamante ne tam ñu ngi jóge ci divers horizons ñëw jàpp ci liggéey bi loolu mooy indi vision 129 te loolu à partir de 2018 la ñu ko tàmbali mooy la nouvelle dynamique bi nga xamante ne question bi nga posé lu waral ñu ñëw orienté action yi ci néew ji doole yi ak ni ñu koy defee humilité boo xoolee vision 129 bi ñu ko taxawalee bi ñu defee nouvelle dynamique bi dañu ci dugal ak yenn axe de développement et environnement et social et économique même parce que foofu loo gis rek bu amul taxawaayu koom yu ko téye ak nit yi am la nga xamante ne moo leen di dimbali ci li ñu bëgg a doxal ci dëkk bi du dem ndax dañuy faral di wax ne dans toute politique économique moo koy téye donc nag bi ñu xoolee saytoo loolu ñu xam ne ñun de war nañu am taxawaayu ba nga xamante ne dinañu jël suñu doole ak doole ñëpp ña nga xamante ne am nañ vision bu ñu boole ne war nañu am impact si diine ji jàppale ndaw yu diine ji jàppale néew ji doole diine ji ba noppi itam investir si diine ji parce que vision 129 tam am na paramètres yoo xamante ne dina investir jël ay moyens logistiques ren ji def nañ ci benn ndaamar benn oto F750 ak ay meuble kii la Louis Vuitton yoo xamante Louis XIV yu ñuy teg pour Serigne Cheikh yooyu yëpp ak logistique sonorisation donc dañ siy investir yëpp à quelle fin pour mu gën a taaral diine ji boobu mooy aspect logistique bi am na aspect bi nga xam ne social boobu on s'est inspiré moo tax journée bi tudde Maam Kumba Jagata boobu dafa am lu muy signifier ci biir Lebu gi ndax kooku ku daan xiif ku daan mar moom fa nga doon dem kër Seydina Limaamu te Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam la mu wax téye leen li ngeen am ñëw leen ñu bokk li mu am donc vision 129 day inspiré wu si li nga xamante ne mooy jàngale Seydina Limaamu mu boole te joxe boo xamante ne bu ànd ak yiw bu ànd ak kii moo tax dañu ko def sax ay bon du ñu ñëw nii ñëw leen kaay leen nangam def nañ ko ay bon discrètement nit yi dinañu dem jël seen don discrètement te kenn du si am loolu nag baaxu kër gi la waaw humilité et sobriété ak discrétion loolu nag valeur yoo xamante ne ñun tam dañu koy taaral di ko wane ngir nit ñi xam ne aussi si li ñu tàbbee si li ñu màggee waaw loolu léegi bu njëkk ba da ngeen daan louer oto wala dañ leen daan abal wala te itam dégg naa ni def ngeen ay pas ba am ci oto bu rafet macha allah moo ngi nële léegi foofu daal laay terminer ak yow xam naa boo ci leeralee incha allah ñu. waaw ñun suñu plan de développement yamul uniquement rek si logistique am nañ plan de développement xamante ne ça va aller dans l'éducation dem si même la communication parce que tey dañu toll si jamono boo xamante ne jamono digital lañ ko mën a pour communiquer nan la ñuy gën a mën a def pour siwal woote bi nan la ñuy gën a mën a def pour siwal les valeurs de Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam donc yooyu yëpp matukaay yooyu nag lu si demee ni oto lu si demee ni leneen ak leneen même aller faire benn bibliothèque bokk na dans nos projets centre daara boo nga xamante ne dinañ si war a mën a jàngale xale yi bokk na suñuy projet l'entretien du lieu saint et réflexion yi itam yooyu yëpp suñuy ambition la mais aussi
partenariat avec ñi nga xamante ne tey dinañ gën a mën a suuxat ndaw ñi si jàppale leen si ay bourse ñu jàngi ñii si liggéey yooyu yëpp yàlla mu ngi wërsëgal ba nga xamante ne dinañ joxe ay bourse dinañu am ay quota d'emploi si yenn yi ñu ngi koy def mais yooyu noonu yëpp bu ñu ko nekkee di def vraiment c'est parce que pour am un impact vraiment positif si communauté bi waaw kon nag vision lii nii nag defe naa ne c'est un pas peut-être bu visible mais am na yu bëri ya nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy def di ko mébét ko te bu ñu si yàlla dimbalee incha allah vraiment dina am yokkute ci communauté bi. te ni ñooy race si démb ban mission ngeen leen di jox. race démb ñii di tafoog ak ñi nga xam dañu ñëw pour jël si yëpp xam nga pël bu dégg wolof la moo tax. waaw xam nga tey kër Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam boo xoolee fii bunta kër yi ay concession la tëju bu bari sax amul parce que dañ ñu teel a nàmpatal ci doyloo dañ ñu teel a nàmpatal ci valeur ya nga xamante ne addina moo ko seede ñun balaa ñuy koy wane sax di nga dem ci jotaay sax ñu ne yow xanaa ab laayeen wala nanga kon nag valeur yooyu moom la ñuy oowe képp ku ñuy ganese nga ñëw doxale ni ñuy doxale loo fi gis lu baax jëlal nga yóbbu loo fi gis lu bon bàyyi ko fi waaw te bokk fi sax doo ko fi gis sax daanaka waaye nag boo wootee ñëpp wuyu si ñëpp dinañ ñëw waaye nag xoolal si ñi nga xamante ne war nga mën a roy ci ñoom nga roy ci ñoom te dem fitna soxlawuñu ko fi lu dul li ñu wax rek l'islam c'est un message de paix jaamu si yàlla communier fàttaliku ñaan loolu la ñu woo nit ñi keneen ku ka ñëw pour leneen rek oowuñu la moo ñi nga wax rax si dënn race déem ñooñu oowuñu leen ma wax ko si lébu nee leen nañu toog waaw. ok jërë ngeen jëf fii lañu yamale émission bi ñu jeexalee ko ci jeune te gis ngeen islam ba muy doore jeunes yi ñoo ci jiitu woon te gis ngeen nee nañu lu jeune bokkul rek mooy du sotti ndaxte mag ñi nee nañu xale kese doy ñu mag kese doy il faut ñu jaxasoo te jeunes yi macha allah ñii moom nee naa bu yéen jeunes yëpp yeneen marabu yëpp bu ñu defoon ni ñoom Sénégal dina dox mënoon nañ sol ay jasneer sol ay toog seen kër yi waaye ñoom ñoo ñëw di bàyyi faalu Seydina Limamou di ko liggéeyal di ko joxal ñi nga xamante ni moom la woote woon bàyyi leen li ngeen yoon ngeen ñëw ci li ma yor mooy kon mayu Seydina Limamou yaatu na rëy na yàlla nañ ci yàlla boole jërë ngeen jëf ba déwénati incha allah.